لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله السلام عليكم لا إله إلا الله لا إله إلا الله تبارك الله ñi ngi dellu si di ziyaare mbokk yu tedd yépp di leen ndokkeel ci bisu barke bi ñuy dellu di sant yàlla moom mi wax la in shakartum la azidannakum dellu di yeesal sunu ziyaara ci sang bu tedd bi di Sayyidi Ahmed te di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dellu di yeesal sunu nekk taalibe sunu teggin ak sunu tarbiya ci keppaaru sang bu tedd bi di Mawlaaya Cheikh Ahmed Tijani Cherif di ko ñaan mu nangul nu sunu nekk taalibe nangul nu sunu teggin nangul nu sunu tarbiya ci barke fa tabarakallahu ñu dellu si tey ca la ñoo tuddee tarbiyatu ruux te mu mel ni xuli ruuhu min amri rabbi wa ma utitum min al ilmi illa xalila kon yàlla am na wàll boo xam ni jox na ko rox waaye ci wàll boobu mu jox rox mu dogal ñenn ci ñamu dénk wàllu xikma mu am ñamu ca may ñu mën jël nit waaye fexe ba defal ka la ñoo tuddee a tarbiyatu ruux te itam mu mel ni bu ñu ñëwee ci àdduna dañuy delloo si suñu yitte ci xaqiiqa bi nga xam ni moo tax borom bi binduñu te mooy ngir ñu jaamu ko su ko defee it jaamu boobu danay am ay organisation yoo xam ni code la yoo xam ni bu ko jëmm ji bàyyee xel dana ko dimbali pour mu mën a jege boroom mu mel ni benn ci code yooyu te di lu essentiel moom la ñoo tuddee a tarbiyatu ruux yàlla dogal li ci tarixa tijaniya di jàngale te nga mën ci teg bët mën nañ ni lu yaatu la ci wàllu lay dimbali doomu aadama bi ci digganteem ak yàlla la ca jaam bi waroon soxla yépp Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Cherif yàlla may na ko pouvoir bu tolloog mu indaale zikr boobu ci tariqa te muy zikru salaatul fatiha muy jawharatul kamal muy laa ilaha illa allahu
muy istixfaar bu ci nekk mën na orienter ruuxu jëmm ji ba mu sell ba noppi garder sell teem ni ko yàlla bëgg. xam nga dafa am lu Cheikh El Hadji Malick daan wax nee na li jafe mooy nit sell ba noppi am sell ci wàllu roxam waaye mu garder ko ba muy wuy ji boromam. garde bi moo jafe looloo tax ki nga xam ni dafa aspiré ni dafa bëgg dem ñu defal ko a tarbiyatu ruux ndax léeg-léeg da nga koy dégg léeg-léeg da ngay dégg ku dem ni dafa bëgg ñu defal ko tarbiyatu ruux waaye fekk na yéene bi mu am pour dem ñu defal ko ko foofu la tarbiya bi commencé waxuma mu dem ba ci place bi dama ni yéene bi mu am pour dem ñu defal ko ko foofu la tarbiya bi commencé parce que gis nga dund ci àdduna faw nga def sa choix te choix yi ñaar kese la parce que bi leen ñetteel njëriñam bariwul choix bi jiitu mooy nga tànn ndax da nga décider ànd ak yàlla ci teggin walla nga décider ni da nga tànn abandonné borom bi ci sa bakkan bi ci des mooy ki amul décision bokkul parce que munoo nekk ci àdduna ni tànnuma yàlla tànnuma iblis waaw faw nga tànn ci ñoom ñaar kenn waaw moo tax ñu ni ki nga xam ni dafa ni tànnul bokkul waaw léegi nag choix bi mooy ndax da ngay tànn borom bi ci wàllu teggin walla da ngay dëmmooyu borom bi tànn àdduna te it bés dana ñëw àdduna boobu bàyyi la moo tax fa la teggin bi doore boo jógee ni da ngay dem defi tarbiya teggin bi foofu la commencé mi ngi commencé ci tànn bi léegi nag ki nga xam ni dafa bëgg organiser dundam boobu te ni daf koy jaare ci tariqa tijaniya dafa am ay base fondamentale yoo xam ni moom la Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif di imposer jëkku jooju base bi ci jiitu mooy mu def très attention ci buy tànn waaw gis nga nekk di def tarbiya li muy jafe-jafe yépp tànn kilifa gu mat kilifa ak gën a jafe waaw nekk di def tarbiya li muy jafe-jafe yépp tànn kilifa gu mat kilifa moo ko gën a jafe parce que gis nga nit boo jógee jëm ci moom mais war nga am looy wuti xam nga tey ki nga xam ni dafa xëy ni dañ ko convoqué mu war dem ci chef d'entreprise bi kooku boo ko laajee looy wuti dafa naan liggéey lay wuti waaw ki wax ni dafa déposé woon benn demande ñu xëy suba woo ko téléphone ni ko chef d'entreprise bi nee na nga ñëw ngeen xool nan ngeen di def ak sa demande bi muy entretien soo ko laajee la muy wuti dafa naan la liggéey lay wuti xam nga kooku bu demee bu ko chef d'entreprise bi waxee wax gi lu mu yàgg-yàgg su ko tuddalul liggéey joxu ko liggéey entretien ba la muy rëy rëy du am njëriñ gis nga noonu la mel nag noonu la mel ci boo nee da ngay tànn kilifa pour mu defal la tarbiyatu ruux la ngay njëkk xool ci moom mooy ndax qualité yi nga soxla pour jege yàlla ndax qualité yooyu mi ngi ci moom ba doon waaw boobu mooy bi ci jiitu
moo tax mag ñi ni tànn boobu warul doon tànnu aada tànnu xaqiqa la war a doon moo tax ñoom daawuñu nangu sax nga jàpp ci loxo nit rek ñëw ni ko kaay gëm sama sëriñ déedéet parce que dañ lay wax ni ndax moom la mu soxla mi ngi ci sa sëriñ ba noppi ndax kenn ku nekk li ruuxam di yëg kenn ku nekk li ruuxam di yittewoo kenn ku nekk na mu bëgg organiser dundam bokkul ak keneen waaw parce que ku nekk soo demee ci wàllu maarifa dañ lay wax ni ku nekk am na lu koy àggale ci yàlla waaye li lay àggale ci yàlla soo ko bëggee interpréter ba teg ko sur la table munoo ko gis ndax ci yëg-yëg nga koy delloo moo tax ñu ni nit su gisee kilifa gi muy tànn su ko xamul it xëy na yéene bu rafet lay am ci moom waaye fekk na Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif jox la ci ay tegtal fekk na Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani jox la ci ay tegtal parce que bu dee ci tarixa tijaniya base bi nga xam ni fa nga mën a tënku pour sàmm sa rox ba booy wuy ji borom bi mu dem ak sell teem base boobu mooy malaan bii nuy lal di wasi malaan bii nuy lal di def xadaratul juma lazim bi ñuy def suba lazim bi ñuy def ngoon li nga xam ni ay teggin la te mu wax ni nañu ko inculquer képp koo xam ni aspiré na doon taalibe moom Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani kon ki ngay tànn na nga xool ba pare ndax jox na loolu gëdd waaw boo dee tijaan nga ki ngay tànn ni mu defal la tarbiya xoolal ndax jox na malaanu wasifa gëdd ba pare lu jar di bàyyi xel parce que gis nga nit soo ñëwee ci moom na mu mel rek la lay yare waaw mag ñi dañ daan wax ni nit mënul maye la mu amul moo tax boo ñëwee ci moom na mu mel rek la lay yare waaw koo ñëwit ni defal ma tarbiya bëgg naa di wasifa te moom wasifa yitteelu ko xam nga ni du la digal nga dem si malade waaw wala bu la ko digalee du ci sonn waaw kon war nga fexe ba comportement bi nga bëgg amee nga gis ko ci ki ngay tànn ba noppi lu am solo la gis nga bu loolu yëpp dikkee nag yaa ngi commencé sóobu ni léegi yaa ngi tànn ndax doy na la bi ci des mooy nga xam ni yaa ngi jëm nag ci xeex bi gën a metti te doo ko xeex ak nit sa bopp nga koy xeexal mooy xeex bi ngay xeex ak sa bakkan waaw xeex bi ngay xeex ak sa bakkan ba noot ko parce que lu tax bakkan naq di noot mooy bés bu nekk di nga gis ci àdduna loo xam ni sa doole may na la nga bokk ca sa alal may na la nga bokk ca sa influence may na la nga bokk ca waaye fekk du lu yàlla gërëm te bu boobaa pour nga dëddu loolu tourné wan yàlla kanam ni ko bàyyi naa lii ndax sa jëmm ju sell ji lu jafe la moo tax toujours bakkan poussé la ci waaye itam léeg-léeg bakkan dem ba tënk la ci zaman tënk bu tolloo mu digal la baat boobu iblis di faral di dee ku jëm ci yàlla baat bi iblis di faral di dee ki jëm ci yàlla mooy day ñëw fekk ngay ndaw bari yitte ci yoonu yàlla mu dee la ni ndaw nga li la dese ci at nga dund kenn xamul na mu toll daa fi dund ba màggat fu mu ne mën nga bàyyi ba am 50 ans nga commencé xoolal sa morom yi nga taal télévision bi mu wan la xoolal fa ñu nekk ca fecc ba demal ci ñoom waaw wala ni kii ngay gis ci jàkk ji kat na nga xam ni ba mu retraité la fi ñëw waaw dooru ko woon su ko defee di la xalaatloo ba sa yaram commencé tàyyeel ci jaamu yàlla loolu la iblis di dee ndaw bu jëm ci yoonu yàlla pexe mu xam rek dana fexe ba di ko ci influencer ndànk-ndànk ba tàyyelloo ko ci jaamu yàlla
léegi nag bu dee maître mystique bi nga dem ci moom mot na wàllam la muy njëkk fexe ci yow mooy doo am jot bu la iblis di détourné. xam nga condition tarixa tijaniya boo defee yëpp nañ la ko sante di nga am lépp ba mu des jot waaw ndax ki nga xam ni bu fajar jotee yaa ngi ca kurus ga di wérd boo ca paree julli suba yaa ngi ca wasifa ba soo ca paree yaa ngi sa liggéey boo ca paree bu timis jotee wàcc nga julli nga timis yaa ngi ca wasifa ba boo paree yaa ngi julli liggéey te war nga xëy liggéey dafa naa da nga am lépp ba mu des jot moo tax Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif la mu njëkk a tënk ci jeune bi nga xam ni aspiré na jël wérdam ba noppi def tarbiyatu ruux la mu njëkk a tënk ci moom mooy fexe ba mu bañ am jot ba muy dégloo iblis parce que loolu mooy sens bi tax tarixa tijaniya nekk la mu nekk. léegi nag li ci des mooy ci wàllu zikr xam nga boo adhéré mooy da nga ñëw ci béréb fekk lépp pare am na lu bare sax léeg-léeg nga dégg ka waaye ña koy wax dëgg-dëgg dafa fekk dañu décidé wul defal la tarbiyatu ruux mooy nga ñëw ñu ni waa am na tur bu ñu lay nëbb xam naa bu ñu jógee jox la tur bi mais gis nga tur bi ñu lay nëbb salaatul fatiha ak bu doole parce que boo jàngul salaatul fatiha ba mu fees sa rox bu ñu la joxoon tur boobu junne yoon du la jëriñ dara lu jar di bàyyi xel la mbooloom nitu yàlla yi bi ñu demee ba gis ni benn yoon moo leen desete mooy yoon bu leen ommat ba ñu jege borom bi yoon bu leen ommat ba ñu jege borom bi ñoom ñëpp la ñu amee woon dañ ko teg jël salaatu ala nabi waaw parce que xam nañu ni ku fa àgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo la àggale waaw xam nañu ni ku fa àgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo la àggale looloo tax ñu ni bi nga ñëwee ci kër gi nag fekk salaatul fatiha mi ngi tege kon yow fekk nga fi luy defar sa rox léegi nag li ci des mooy nan ngay organiser sa jëmm ci zikr boobu muy dellu ci dimension mystique bu salaatul fatiha ni muy formaté rox bu yàqu def ko rox bu bees tàq waaw parce que yàlla rox yu bees yi la waxaloon alastu bi rabbikum xaalu bala ca alamul arwaax waaye mu bëgg rox yooyu bu ñu ñëwee sainteté bi nekkoon ci ñoom ba taxoon résonance spirituelle bu yonent bi jaar ci ñoom tax ñu ni borom bi bala sainteté boobu ñu continuer ko am ba bañ koy wuy ci xam nga foofu ña nga janoog lumière ba di tontu intimité boobu ngay organiser waat ak sa rox ba janoo boobu nga janoo woon ak moom nga mën ko dundaat fii loolu la nit di dund ba nga dégg ñu ni kii waliyu la waaw dimension boobu la nit di toll nga dégg ñu ni kii waliyu la parce que buñ nee waliyu la mu am xam-xam yoo xam ni ña nga ca xay ba yàlla di ko xamal kon rooxam ma ngay dellu fa mu jóge woon di fa jële ay information di dellu si di véhiculer message bi ci monde shahada te rox yëpp ñu nga woon alamul arwaax waaye loolu tarbiyatu rox moo koy def ci nit loolu tax nag boo dikkee la nga fay jële ca tool ba yaa ko fay bay parce que Mawlaa Cheikh Ahmad Tijani la mu warloog yow yëpp jox na la ko jox na la salaatul fatiha jox na la jawharatul kamal laa ilaha illa allahu istighfar li des nag mooy li nga fiy jëfandikoo yaa koy organiser sa bopp su boobaa nga topp ci sa tànku maître waaye gis nga booy topp ci sa tànku maître na fekk sa maître di la yóbbu ci julli ja di la yóbbu ca malaanu wasifa ba di la yóbbu ca malaanu xadara ba di la soññi ci wér de salaatul fatiha boobu topp la Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani bëgg mooy topp nit ki ca la la yëkkati ndax xam nga bi ngay ñëw ci moom dafa am loo soxla woon leer nga soxla woon kon boo toogee ak war nga natt sa bopp ndax leer nga soxla woon yaa ngi koy yëg wala yëguloo waaw boo ko yëgul bàyyi ko fa dem seeti leneen waaw parce que mi ngi mel ni ku dem di wuti liggéey dem ba sonn te amul liggéey dafay dem seeti beneen entreprise waaw moo tax ñu ni boo fay dem la la yóbbu muy wut lumière ba
fexeel ba yëg ndax lumière boobu yaa ngi am yëg-yëg ba noppi te kooku nit du la ko seddeel yaa koy seddeel sa bopp parce que ku baax bu wéetee xam na baax na ku baaxul it bu wéetee xam na ni baaxul waaw am na loo xam ni lu la ko nit seddeel la nga ca mën a seddeel sa bopp nit mënu la ko seddeel waaw su ko defee nga topp ci tànkam mu orienté la ci wàllu tarbiyatu rox mais gis nga ni mu lay orienté ci wàllu tarbiyatu rox mooy indi la teggin yi tax rox des ak sainteté ba mu am teggin yu dul jeex la mais mënoon nañ ci lim rek yenn tey bu nu jëloon malaanu wasifa xaqiiqa bi ci nekk yépp ci wàllu lumière ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam présence spirituelle am xulafaul arbaa seen présence spirituelle connexion bi ngay connecté ak bahrul xayb ci booy jàng salaatul fatiha gis nga réalité yooyu yëpp am na yar boo xam ni yaa koy defal sa bopp pour yooyu bu duggee di fuyu daat yi ci sa rox mu mën ci des yar bi ci jiitu mooy boo ñëwee ca malaanu wasifa na nga fexe xam ni yaa ngi méditer ci sa digganteek ak yonent bi gis nga kuy méditer ci digganteem ak yonent bi na mu toll nga xam ni personnalité ci wàllu yàlla dootu ko ëpp daraja mukk dootu ko gën a baax dootu ko gën a sell noonu yonent bi toll boo ñëwee di méditer ci moom war nga am toogaay booy toog waaw toogaay ba mooy dëddu lépp xam ni ci kanamu ki nga toog kooku moo gën ku yàlla bind te muy yonent bi ngay méditer ci moom di jàng salaatul fatiha waaw parce que tey gis nga bu la personnalité yu mag yi invité woon rek boo demee am nga comportement yoo xam ne boo ko amee ñu arrêté audience bi génne la waaw moo tax ñu ni booy ñëw di méditer ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci malaanu wasif li jiitu mooy indaale teggin wàllu sagesse indaale wàllu yar te gis nga wàllu yar du yow dong wàllu yar yow ak ki nga dendal ci la bokk ki ngay jege ci sa droite ci la bokk ki toog ci sa wet ci yar bi la bokk waaw parce que boo gàttee xel mën nga ñëw rek di jël say tànk tàllal rek daal di wéeru ci kaw nit ndeke yaa ngi koy lor loolu bokkul ci wàllu yar xam nga bu ñu waxee yooyu nag waxuñu ku feebar waaw am na ñoo xam ni bu nu wéeruwul du nu mën a wasifa waaw am na ñoo xam ne am na toogaay yoo xam ne bu ñu ko toggul du ñu mën a toog loolu yàlla moo bind te yamalewul waaye dañuy wax ci jeune bi nga xam ni yàlla may na ko santé may na ko xel may na ko xalaat ba noppi tànn na ñu ni bu ñëwee na indaale teggin waaw méditer ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy yar bu bët sëkk ñu ni na déconnecté wu ci lépp luy jëm ci wàllu zahir lépp luy jëm ci wàllu futurité te mu connecté ci xayb gis nga liy jëm ci wàllu zahir déconnecté ci sa portable ci la bokk déconnecté ci loo xam ni mën na la déranger ci la bokk déconnecté ci lépp loo xam ni daf lay divertir ci la bokk moo tax boo demee ci maître mystique yu mel ni imam Ghazali da ngay dégg ñu dem ba wax ni même weccit buy yëngu ci sa poos ñu ni booy zikr sunu sañoon nga dindi ko ba du yëngu nga di ko dégg nga teg ko de côté soo demee ci maître mystique bu mel ni imam Ghazali daf koy wax waaw te loolu la muy bañ mooy liy divertir nit ki waaw ñu ni loolu bu motee ba noppi nag lay des mooy nga am volonté ci sa yitte am volonté ci sa yitte mooy li ngay jàng nga jox ko gët parce que naa koy waxtaan ak benn mbokk yàgg na ma di leen ko nettali nu wasifa ba pare di waxtaan mu indil ma benn aaya ni yàlla gis nga wax na waratalnaahu qur'ana tartilan ma ni ko dëgg la waaw ma ni ko dëgg la waaye waxu la nga éppale aaye dafa wax nga yëg dëgg-dëgg réalité bi ngay jàng lan la nga bàyyi xel li ngay wax lan la waaw ma ni ko am na ñu bar am na ñu tiib waaw am na yàlla ñi mu binde seen làmmiñ ñu bar boo doon wasifa ak ñoom fu mu ne doo mën a ànd ak ñu am na nit ñu yàlla def ñu diib boo jàngee salaatul fatih boo moytul nga bàyyi leen ca gannaaw continue waaye ma ni ko ku ci nekk fexe ba cohabiter ak voix moroomam mooy tax déggante mën a am waaw ku nekk fexe cohabiter ak voix moroomam mooy tax déggante mën a am bu dul loolu ku nekk bu demee xaalam kenn du dégg kenn waaw
ma ni ko loolu ci teggin bi la bokk. waaye beneen bi it mooy li ma benn mbokk mës laaj ca Fass Ngom ni ma mag ñi bare na lu ñu wax ci luy joxe basiira mu ni bare na lu ci mag ñi wax mu ni dama la doon laaj bu dee ci wasifa lan moo ca mën a joxe basiira boobu xam naa mi ngi xaar ni ko boo jàngee sirru il fatihi li ma uxle wala nangam ci jawharatul kamal ma ni ko gis nga basiira ci kuddu ki respecté wasifa lëkk ka gën a gaaw jox mooy buy jàng mu fixé objectif am mooy li ñuy wax nga gis kuy wasifa waaye mi ngi wasifa fii waaye xelam ma nga ca ka dugg si ka jàll na le ka yéeg fële da ngay dem ba defe ni kii wasifawul xanaa day contrôler nit ñi waaw fu ne ma nga fay xool waaw ka waddal montaram ca buntu ba mu gestu ka waddal weccitam ca kaw mu tourné waaw ba noppi nee na ma ngay wasifa kat waaw xam nga kooku même li muy jàng yëgu ka xelam ma nga ca nit ñi ma ni que li gën a gaaw joxe basira mooy kiy jàng salaatul fatiha concentré wu ci malaan bi médité ci yonent bi di xool kanamam ci teggin la bokk parce que Cheikh Tijani Chérif dafa ni lépp lu yàlla def ci teggin ñu war ko def ci julli teggin bu ni mel war na la ci wasifa te xam nga kenn permettre loolu ngay julli di xool gauche di xool droite waaw di xool ka nekk ca gannaaw jàkk la muy wax di ko déglu xam nga booy julli da nga war a fexe ba teewlu ca la ngay def ndax yaa ngi am audience ak borom bi teewlu bu ni mel nga war a am boo toogee ci malaan ndax yaa ngi médité ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te comme Tijaan nga gëm nga présence am ci côté spirituel kon moom bu ñëwee war na am teggin boo ko wan lu am solo la su ko defee gis nga noonu ngay wasifa noonu ngay bàyyee xel sa bopp noonu ngay bàyyee xel li ngay jàng mooy tax boo ca jógee mu am lu mu defar ci yow ndax Mawlana Cheikh Ahmad Tijani Chérif dafa ni kuy zikr salaatul fatiha te mënul ràññee jukkoom yi di defaru di gën di rafet ca jamono ju nekk bu mu xalaat ni ci salaatul fatiha la na xalaat ni ci boppam la waaw ndax inna salata tanha anil fahshahi wal munkar waaye wala zikrullahi akbar waaw te ala bi zikrillahi tatmainul qulub kon kiy zikr salaatul fatiha mu ni su fekkente ni ma ngay gis ni jukkoom yaa ngay gën a dégradé wu di gën a ñaaw te pourtant nee na ma ngay zikr salaatul fatiha nee na du ci salaatul fatiha ndax xoolaat comportement am te na muy zikré lu am solo la waaw parce que gis nga tarbiya boobu muy def bis bu demee ba mot organiser na intimité am digganteem ak borom bi te borom bi boo organiser sa intimité sa diggante ak moom lépp luy ngëneel di bawoo ci monde xayb dana la ca sedd sa wàll mooy indi ñu ni diw borom basira la mooy indi nu ni diw borom baatin bu sell la mooy indi nu ni diw ma nga connecté ca ilmu laduni mooy indi ñu ni diw lu mu wax ci xam-xam nga am ca yëg-yëg parce que fexe na ba benn bu ca nekk ci connexion yooyu defar na ko mais bu ca nekk rooxam ma ngi koy jëli di ko indil muy dellu ci wàllu sagesse gis nga léegi nag maître mystique bi lay ommat foofu kooku lu mu la wax rek mën nga ko dégg parce que lu mu lay wax day fekk mu jiitu la ci waaye gis nga budul loolu choix bi ngay def boo ca juumee mën nga sànk sa dund waaw parce que am na ñoo xam ne bu taalibee ñëwee ci ñoom rek laajul dara ñëw rek ni jébbalu naa ci yow nangam baat biñ lay njëkk wax donte sax mag ñi bind nañ ko da ngay dégg noonu la taalibee de dafay mel ni néew rek waaw fu ñu ko jëmee mu jëm ma ni gis nga bi mag ñi di wax taalibee dafay mel ni néew ci bu daje kilifa gu mot kilifa moo tax nuy wax waaw mais am na ñoo xam ne waat naa ci boo demee ci ñoom mel ni néew ay fan laa la may nga mujj nekk néew parce que dañ lay sànq mel ni néew bis bu ne ñu ni demal indi nangam xaalis demal génne nangam demal bàyyil ma toll ci dëkk nangam nga nekk fa abandonné sa njaboot abandonné sa bopp abandonné sa farata waaw lu jër di xoolaat la parce que ki ngay wut si leer li ngay xaar mu ni la demal ci malaanu wasifa bi demal ca malaanu xadara ba wéerdal dogu salaatul fatiha nang loolu ngay xaar di leer ngay wuti waaw waaye da ngay gis rek am na ñoo xam ne boo waxee rek na mel ni néew rek waaw bu ko defee nag ñoom ñu mel ni nit bi nag ñu ni ñoo lay sang mag ñi ko wax ni taalibe am na fu muy toll dafa war a mel na néew ma ni waaye kilifa gu mot kilifa moo tax nuy wax waaw
mooy koo xam ni boo ko déggalee doo sànku waaw parce que ca lam lay jëme mooy la indi lay sa yitte la lay jëme lu jar di bàyyi xel waaw su ko defee nag orientation boobu Mawlana Cheikh Ahmad Tijani Chérif daf ko fi teg pour ñëpp waaw ndax moom daan na wax ni benn devise la am moom Cheikh mooy nangu fekk ku sànku wala rox bu yàqu wala ku bëgg jub mu jubbanti la ku sànku mu delloosi la ku réeroon mu gidde la loolu mooy devise am te devise boobu yëpp defu ko rek ci turam ak ci martabam ci tariqa bi la ko def te loolu yëpp daf ko def à la disposition de tous les disciples ba àdduna di tukki waaye kenn ku nekk nag boo ñëwee ñu jox la ko su boobaa yaay xool ban volonté nga am ak nan nga koy yoree waaw ndax lu sell la ba noppi li ci des mooy nga fexe xool sellte boobu nan nga ci engagé wu ba dimbali ci sa ruux kon yal na yàlla yàggu nu def nu nekk taalibeem xàq may nu nuy dund ak moom dund zahir ak dund baatin may ñuy dund ak moom dund abadan ba biir illiyin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu